salaamaaleykum internet yi nga xam ne ñoo safoo enquête 221 ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen sant ku nekk ci turam ak santam yéen ñi nga xam ne yéen a safoo site internet bi nga xam ne mooy enquête 221 mbégte la ñuy am saa su ne waaye te andi leen information en temps réel ki nga xam ne moo nekkoon njiitalu Dakar Dem Dikk di kenn ki nga xam ne mooy Moussa Diop moom mi nga xam ne jiite woon na ko de 2014 rawatina ba at wala fi ñu nekk nii fi ñu toll nii tey ki nga xam ne mooy le président Macky Sall ci boppam ñaanal na ko maître Moussa Diop moomu nekkatul njiitalum Dakar Dem Dikk waaye saa su ne rek mbégte gi ñuy am mooy ki nga xam ne mooy secrétaire général OGTS di Mamadou Goudiaby moom mi nga xam ne central syndicat fi nga xam ne mooy Dakar Dem Dikk moo ko jiite tey moom la ñu ñëw dalal bi nga xam ne nag dàq nañ Moussa Diop ba tey ñu bëri foog ne troisième mandat lañ ko dàqee ñeneen ñi naan ci wàllum gestion bi mu ko yoree 2014 boobu ak léegi jaarul yoon tey nag tungu ne du teew ñuy nataal Mamadou Goudiaby ñu ngi lay nuyu jaajëfal la bu baax a baax. jaajëfal naa leen te nuyu liggéeykatu Dakar Dem Dikk yëpp nuyu le peuple sénégalais te ma bëgg ñu déglu ma bu baax nit jaay na muus mu bëgg raw te du politique moo ko fi jëlee waaye mauvaise gestion bu bon moo ko fa jëlee te dinañu dugg ci sujet bi. ci gestion boobu lañ jëm historique de 2014 ba fi nga xam ne mooy 2020 bi nga xam ne foofu la ñu ne ki nga xam ne mooy maître Moussa Diop ci boppam moo jiite woon fi nga xam ne mooy Dakar Dem Dikk tey ñu dàq ko historique bi mu fi nekkee boobu ak léegi ci côté investissement bi nga xam ne état def na ko tey lan nga ñu ci mën a andil. li ma leen bëgg a wax mooy. d'abord historique bi lu tax ma yem 2019 parce que 2020 xam ngeen ne mbas mi bouleversé na statistiques yi yëpp kenn ku nekk loo foog seetaati nga leneen moom foofu la bëgg a wéeru ci wàllu gestion pour mu rëcc mais mënul rëcc parce que ñun depuis balaa may dem maa ngi doon yuuxu ci gestion wu Moussa Diop. d'abord état moom dafa ñëw en juillet 2014 mu ñëw fekk fi 150 car booba car ñàkk na téeméeri car ak juróom fukk moom la fi fekk mu ñëw mu ne état da nga may jox njumtukaay mu attaqué ministre des finances ne ko da nga may jox xaalis parce que yéen a ngi yore Dakar Dem Dikk car panne na dama bëgg a dépanner car 150 car laa fi yor bëgg naa yëkkati yeneen 100 car jox leen ma xaalis octobre ñu jox ko 500 millions pour jënd pièces. 500 millions. 500 millions. juillet na ñëw octobre ñu dugal 500 millions ci biir kër gi. parce que moom moo ne ci feuille de route am ci feuille de route bi mu war a dérouler dafa war a dépanner 100 car ñu jox ko 500 millions en octobre ñu koy seetaan le 15 juillet 2015 maanaam un an après. ma def conférence de presse boo xam ne c'est historique ma ne leen seetlu naa waa ji seetlu naa acte de gestion yi mu posé mais maa ngi leen di biral leneen c'est le plus nul DG que je n'ai jamais connu en l'espace d'un an de gestion. waxuma li ci des. mais que ñëpp tàccu nañ ko ne gestion am dafa baax. ah ben gestion dafa baax fu mu mujjee xoola fu mu mujjee dinañ ci ñëw ngeen xool yéen sénégalais yi laa bëgg ñu xam ndax gestion bu baax na su ma waxee ba pare te samay chiffre su yóbbu gay su ko neexee mu yóbbu tribunal su ko neexee mu dem fen mais fi muy dem nii kenn xamul ndax dina ñëw am déet dinañ ci yegsi boobu c'est les 150 car lu tax ma ne c'est le plus nul d'abord dafa ñëw mu ne signature koppar buy génne ak buy dugg moom kese mooy signé signature koppar buy dugg na bëri waaye bu koy génnee bu koy dépense moom kese mooy signé te moom fekk na fii balaa DG di signé c'est le directeur financier qui signe balaa moom di signé. même loolu fan la ko teg. xam nga ku bëgg a gérer ci lu lëndëm yow rek nga xam kenn du xam kenn du la laaj noonu ngay doxale kooku jàll na donc. ba pare état ne ko dinañ la jébbal ay car en 2016 fin 2016 vers la fin de 2016 deuxième trimestre ñu indil ko 475 car compté leen moom au lieu mu defar car en bi ñu ko joxee 500 millions yi
car bu paan mu gaare car bu paan mu gaare car bu paan mu gaare du ko defar ba mu toll ci 99 car diggante 100 99 110 muy wàcc noonu lay flotter car yi génn te moom fekkoon na fi car 50 150 kon gaare na définitivement li ci des kon boo xaymaa téeméer yi nga yokk ci les 475 bus ça fait 575 bus bi ñu ubbee Sénégal Dem Dikk ak AIBD ñu indil ko 150 cars pour AIBD ak kii muy 675 bus waaw ku ñu jox 675 bus 2016 ñu ne la déroule ba pare yemuñu fa at bu ne état dana dugal ci Dakar Dem Dikk lu mat 5 milliards. at bu ne mais loolu suñu xaalis bu ñu delloo la. subvention la du subvention compensation. foofa dinañ fa ñëw. compensation la day dugal 5 milliards bokkul ak li may ñëw di lim après. dafay dugal 5 milliards ba pare li ñu liggéey kaar yi ñu ko jox yépp mu gaare kaar yi ñu fekkoon mu paan mu gaare leen complètement dañu ñëw ci wàllum kaar yi dañu dégg ne dafa bëri na ay oto yoo xam ne dañ doon daw bi mu ñëwee dafa paan te jéemu leen defar. mooy yi ma la wax nii mooy 150 yi jëkk yi ma la wax nii mu gaare ko. mooy yu bële yi mu gaare ko mu jël 475 yu bees tàq yi déroulé ko ba kaar yi commencé paan en 2017 en 2018 ñu yokkal ko yeneen 150 cars de sorte que balaa ngay xam ne mauvais gestionnaire la état bañ a dugal car yu bees car bu paan mu gaare ba tey yii luy daw ci Dakar Dem Dikk waxuma minibus yi parce que minibus yi musiba la ci Dakar Dem Dikk minibus yi 300 minibus la ñu indi pour transporteur Sénégal. minibus yooyu est-ce que ànd na transport. non àndul c'est interdit ministère du transport dafa war a interdire loolu c'est interdit dans le transport urbain le CETUD moo la gën a xam te CETUD mooy gérer fauteuil boobu portefeuille boobu donc minibus yi dañ ko indi pour transporteur Sénégal ñu bañ ko ñu ne du il y aura pas retour sur investissement kon ñoom dañ ko jël ñu sëfal ko Dakar Dem Dikk moom puisque bëgg na kaar yu bees pour que mu bañ a defar yële mu jël ko. donc le projet minibus yi nekkul woon pour. déedéet nekkul woon pour Dakar Dem Dikk pour transporteur Sénégal yépp la woon donc ba pare ñu ne Dakar Dem Dikk lebal nañ la ko ñu sëfal la bor boo xam ne yow laajaloo ko kon ndoddu entreprise bi diis na ci ay bor te lu mu ci def. yóbbu ay Fuuta yóbbu ay Casamance yóbbu ay loolu te pareegul defar lii tax ñu recruter ko mooy mu defar le transport urbain puisque yóbbu nañ ko Casamance ba pare moom lan la prévoir pour que car yooyu yi mu yóbbu Fuuta ak Casamance bu paanee lan moo koy remplacer tegu ko kon voilà quelqu'un qui n'a pas une vision la continuité des services les nouveaux services yu mu créé en Casamance ak au Fouta donc loolu tax ma ne c'est un mauvais gestionnaire donc ku ñu jox 687 cars fi mu ne nii dawaluloo 200 cars mu ngi diggante 180 ak 200 cars. dans les normes Dakar Dem Dikk am na ñoo xam ne ñoo yor bu oto yi paaneek yooyu ñoom ñoo koy defar. mécaniciens yu xereñ la ñu yore. moo tax oto yi mënuñu leen. du jënd pièce. xaalis bi kenn xamul nu mu koy doyee. moom Moussa Diop si bopp. moom Moussa Diop fi mu ne nii. loolu moo tax pare naa ci kaar yi. léegi nag ñu ñëw ci alal bi. moom dafa ñëw puisque dafa bëgg xaalis bëri ci loxoom li muy gérer mu ne dafa am problème mu wër ci télé yépp ay TFM ak foofu yépp mu ne ñaaru catu dépôt bi la bëgg a jaay bu ko jaayee mu defar kaar yi
loolu la wax conseil d'administration loolu la ñuy wax ñun parce que mu ñun dafa dem moom ak conseil d'administration ñu liggéey li ñu lijjanti jaay ba pare ñu ñëw informé ñu. ñu ne ko ndax xaalis bi dina dem ci biir Dakar Dem Dikk. foofu la ñëw si nga xam ne wàllum foncier bi nga xam ne jur na coow moom ak Barthélémy Diaz Barthélémy ne leen li ngeen ko jaayee tegoo leen ko si yoon tey ñu ne Dakar Dem Dikk jaay na benn wàll gi ñi nga xam ne ñooy APR bañ def ko seen siège est-ce que loolu jaar na yoon wala est-ce que loolu yenu na maanaa fu mel ni Dakar Dem Dikk di jaay benn pàccam si li nga xam ne mooy waa APR. yenuwul maanaa te daganul dama ne. man teel naa ko wax dama ne président Macky Sall soxlawul ay casserole ñu ko koy tëggal parce que jël na suufu Dakar Dem Dikk coow li ma ko waxoon balaa mu koy jël. copp na ko ñu ngi nii di laaj ana xaalisu APR fu mu dugg. APR ne nañu fay nañu. mais ñun gisuñu ko dans la comptabilité de Dakar Dem Dikk. mais nee nañ lu toll ci 1 milliard moom jot na ko. waaw mais anamu ñun gisuñu ko ñun bañuñu ne APR fay na mais anamu fan la ko dugal ci biir Dakar Dem Dikk gisuñu ko buñ ko gisulee dañ koy laaj APR ak Moussa Diop. donc aujourd'hui laaj nañ ko loolu moo indi coow li sama xuloo bi yëpp ak moom loolu la moom dafa xam ne chiffre bi ma fi joxe. moom moo ko joxe ci bilangam man lu ma wax rek ci këyitam moom Moussa Diop bilangam bu muy wax naan at bii nangam laa liggéey nangam laa perte at bii nangam laa liggéey nangam laa perte këyit yooyu laa exploité mu gis ay failles te am na lu bëri loo xam ne looloo tax foog ñu audité ko donc ci alal mu jaay nee na ñaari catt lay jaay mu jëgi kanamu dépôt bi yépp la jaay ko ambassade Chine jox CETUD jaay Diamond Bank jaay APR. parce que boo yemee ci APR day mel ni da ngay singali parti bi. man xaalisu Diamond Bank. rek la ñuy gis 1 milliard bi. te la mu jëflante ak ñun par rapport ak 1 milliard yooyu gisuñu ko parce que dafa newoon milliard boobu bu duggee bu Diamond Bank da ciy tabax direction générale bu bees ñu bañetee loué parce que chaque année 32 millions la ñu dépense ci location moom bureau am donc da cee jox dette yi maanaam IPM bu mu yoreel ak coopérative yi ak yooyu da ci fay une partie bor yi da ci tabax benn magasin bu mag parce que ñun nee nañ ko yaa ngi suuf mais kon na nga jënd ay pièces yu bëri nga ñëw stocké ko ci ay hangar nga defar kaar yi yëpp yëkkati parce que kaar mooy tax kër gi dund. ambassade Chine bi ci bopp mi foofu nga xam ne moom moo ko jaay. waaw gis ngeen xaalis. gisaguñu ko looloo tax xaalis coow li yëpp foofu la moom nee na ñun duñ ko contrôler bu ko kenn laaj waaw yow nga fekk ñun ñu xeex ba am suuf si man maa ngi ak samay këyit ñun ñoo xeex ñun ñoo les travailleurs de Dakar Dem Dikk ñoo def grève 5 jours Abdoulaye Wade door ñoo nangoo jox bàyyi balaa muy yeggali bàyyi bi. Macky Sall moo génne kayit yi mais yëpp dagg nañ ko ba def surface bi c'était 8 hectares mu jege ñu ne ñu 7 hectares virgule 6. kenn xamul li ci def tronçon bi fan la dem donc ñu xeex ba dette bi bor bi maa nga kayit bi man maa ko signé ak Mor Ngom grève la woon loolu tax suñu grève bëri woon parce que alal Dakar Dem Dikk la ñu bëggoon a dajale moom mu ñëw yem ci alal Dakar Dem Dikk bu bëri bi ñuy dajale ñu ne ko doxalal ku grève te état jox la lépp. da ngaa gore di looloo tax déggu leen grève ci moom bi mu ñëwee parce que liñ ko tuur ci alal bëri na liñ ko tuur ci matériel bëri na ñuy bàyyi ko mu dérouler parce que nee na moom mooy il est le seul comptable Macky Sall lui fait confiance muy dérouler di def li ko neex donc ci alal boobu en tout pour tout boo jaayee foncier 3 milliards 800 millions état versé la ci ñun bor bi ñu laaj état te maa nga kayit yi de rapport bi ma bind le président de la république ba mu boole ma ak premier ministre commission ñëw mu def ba pare ñu tenir un conseil interministériel un conseil ministériel sur Dakar Dem Dikk lu rare la parce que j'ai signé un papier avec Mor Ngom mu nga man je vais le publier kon ñun ñoo xeex ba dajale alal bi ñu dajale ko jox ko mais tey fi nga xam ne jaay nañ ko mooy Dakar Dem Dikk est-ce que tey foofu Dakar Dem Dikk soxla ko woon def fa fi nga moo ko soxla parce que kaar yi amul fu ñuy gaare moom na am xaalis teew bi teew mais nan ngay jaayee loo xam ne yow si boppam da nga koo soxla loolu la c'est la mauvaise gestion mooy acte de mauvaise gestion
acte de mauvaise gestion yoonum nekkul moom en un laps de temps dafa bëgg a yore alal bu dul jeex mu pasaree ko ni mu ko pasaree ba pare ñu dàq ko 16 milliards dugg na en tout pour tout en 2 ans je vous dis en 2 ans entre jaay foncier bi 2018 ak 2019 état dugal na dajale na alalu 20 milliards ñun ca la ñu liggéeykat yi li ñu liggéey ñaari at yi muy 40 milliards muy 61 milliards yi mu pasaree en 2 ans te mënul yëkkati benn kaar. kàddu yi ma koy dénk mooy lii mën na koo servir d'exemple et d'expérience nit boo demee ci li ñépp moom fexeel ba ñépp teg ci bët bi ma duggee bureau ma ne ko signature DFC directeur financier bi nga dindi nga ne yow kese yaa signé manque de transparence là dans la gestion d'une entreprise mu ne c'est moi seul qui rend compte aujourd'hui il n'a qu'à aller rendre compte beneen bi mooy newoon naa ko meeting yi mu daan def loolu liggéeykatu Dakar Dem Dikk mu jëleen ñeneen ñi teg ko ci bopp ñeneen ñi ñu leen di néewal doole parce que ñoom la àndal newoon naa ko bu toogee 6 mois na convoqué AG na convoqué réunion politique juróomi nit duñ ko topp parce que moom gënul muus nit ñi dañ ko doon jëriñoo rek parce que moom ku ko ne sa dal la rafet na ku ko defal meeting mu nome la loolu laa ko dénk jàng na àddina ëllëg buñ ko dénkee leneen feneen dana xam nu muy doxee dina xam ne ñun man di ma ko doon wax lépp dëgg la